yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm defal ko ñi ko dëkkee Sen TV nag mooy def couverture bi waaye nag réseaux sociaux yi nga xam ni ñooy jotal lu xew boo duggee sa néeg boo toogee ci sa oto boo nekkee ca jàkka ja soo julee di wérd loo bëgg a xam boo duggee ci réseaux sociaux yenn yi xam ko rawatina nag Lutte TV mi nga xam ni moom mooy tas ay xabaar ba pare tudde boppam bëri TV Lutte TV mooy bëri TV ci wolof kon yaakaar naa ni mardi le 6 événement historique la fu waay nekk ci biir Sénégal ak diaspora bi jàppal Sen TV bu 9h jotee xool entrée Modou Lo ci Sen TV xool entrée Ama Baldé ci Sen TV waaye nag xool entrée Khadim Samb grand reporter grand communicateur traditionnel historien communicateur traditionnel historien rentrée ci bés boobu bés boobu ci la Ama Baldé war a tontu ci li Modou Lo waxoon ni ko duma ñeexu ñebbe Ama Baldé ba léegi tontoogul ci loolu waaw Modou Lo bu ne Ama Baldé du ma ñeexam ñebbe Modou Lo war na koo gëm Modou Lo su ne Ama du ma ñeexam ñebbe Ama war na koo gëm ku jàpp jaan doo faale jiit ku daje ñaari yoon ak Eumeu Sène waaw bëreeg moom fanweeri minute ak juróom teg ko ci sa pied gauche sukkar bi ko mu jaaxaan nga dellu si waat ni ko comme sukkar bi woon naa bii nag damay def lu gën a gaaw ñu léewtoo juróom benn minute mu dóor ko kurpeñ mu dóor ko épicule droite mu defeenu mu jël roi des arènes kooku su ko waxee ne ko du ma ñee xam ñi war na ko gëm waaye nag Ama bukki timis la ku ko dàq ci sa gétt boo demee bul nelaw day dellu si waat kon daal li ci des dama bëgg nga dencal ma ko ci diggante Ama Baldé Modou Lo bala siis ndax xam naa ne moom li nga ci yar moom xajul batterie attanu ko. damaa wax ni. ki ko mën ak ki koy jéem duñu benn moi je suis Pel Khadim Samb grand reporter. communicateur traditionnel historien. moi je suis animateur clé. ça fait 50 ans de la lutte. moi je suis le premier animateur lutte sénégalaise avec frappe. et lutte libre. Premier radio privé au Sénégal s'appelle Sud FM. Moi, je suis incarné Tchakabal pendant 19 ans. Ce soit pris mon retraite, retourné à 2STV, fait tourner une émission s'appelle Nawon, Nyawon, Lakon, Fakon, Nyakon. Faire tu es le meilleur. yow yaay meilleur de sa génération. léegi am na beneen combat boo xamante ni le cadre lay am jege na torop diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 laala nañ nag ñaari yoon kan la Lac de Guiers 2 doon moom. waaw xam nga. maa ngi rendre hommage sunu mag sunu xarit muy King Kong de l'arène muy Gaston Mbengue xaali di ko félicité di ko ñaanal yàlla may ko fan wu gudd mu ànd ak wér ba làmb yi sumb yëpp mu àgg ndax nag saa bu làmb amee jaaxi jiixi jaaxa Gaston bu taxawee yàlla sunu borom def jàmm combat boobu dafay combat boo xam ni bii daf may fàttali combat wu maam góor gi Njaay ak Ousmane Ngom bëri nañ 8 fois daf may fàttali ba combat wu Faalay Balde ak Ousmane Ngom daf may fàttali combat Mbay Géey ak Boy Pambal ndax dañoo bëre niil bërewaat Eumeu Sène daan ñu war a rawaas combat la boo xam ni nag ñaari affaire daf cee laxasoo Eumeu Sène dafay mbër moo xam ni mii dafa jàng bëre ba mu mokk amu fit am détermination combat bi nga xam ni moom tax Eumeu Sène kenn dootu ko fàtte ci taarix mooy digganteem ak Bombardier mi mu jëlee roi des arènes waaye combat bi ma gën a marqué ci Eumeu Sène mooy digganteem ak Gris Bordeaux daf caa gaañu waaye dafa sàmm ngarmeeg jomb ba làmb ja jeex Samba Xoyaan ay maamam kan mooy Samba Xoyaan kooku ba jëwel bu mag la woon dëkk Pikine dëkk Sénégal séréer la woon Eumeu Sène séréer la ci ndey ci baay wala ci baay waaw joolaa ci ndey waaw boo boolee fitu joolaa ak njàmbaar ak séréer kenn du ko àttan moo tax saa bu gënee metti ci la Eumeu Sène gën a déterminé wu waaye Lac de Guiers nag wax naa la ne la soo boolee xam-xamab Fodé Doussouba ak
ak yeewu teg Double Less ak taxawaayam boole ca fitu Falaye Baldé ak détermination am daan la du yomb xanaa xamoo ne Lac de Guiers 2 kenn mësu koo jaaxaanal ci làmb yëkkati loxo rek mbaa mu sukk mbaa fes ba laal suuf nga jóg tàllal loxo ne daan naa ko boobu combat bii ñu war a bëree le 4 avril moo dàq premier combat ba mooy dàq deuxième ba ndax bu àndeek dogal yàlla combat bu gaaw lay doon du am dóor mu daanu du am dem ardo wal bit gàng lay doon bu soobee yàlla gis nga ne combat bi du am dóor mu daanu non non du am dóor mu daanu ardo sax du ñu fa dem saa bu ñu jàppantee mu jeex te bëre bu combat bi lu mu gaaw gaaw bëre dana ci fee bu ñu bëre di nga gis bëre bu rëy mën naa jeexe ci mboot mën naa jeexe ci riñaan wañ tànk nga toog peeray wax de maa la wax loolu combat bu neex la boo xam ni bii ñu ngi ciy félicité Sénégalais yi ak sénégalaises yi parce que 4 avril ci la Sénégal amoon indépendance. et puis date yooyu dañ cee gëj am combat yu mag. waaw dañ ci gëj am combat yu mag xam nga yii date doom dañ ko daa def 4 avril daa bëri 1er mai daa def bésu Tabaski. daa def bésu Korité. 31 janvier 1er janvier. 1er janvier dañ ko daan def yooyu yëpp nag amut waaye ren Gaston delloosi na ko muy 4 avril di bés boo xam ne bii bés bu symbole la kon bu nit ñi xëyee toog ci télé yi ku mën a dem ca gouvernance ba nga dëkk wala nga mën a dem fa ñu koy defee. président ba nga xam ne président Macky Sall dana ko def nga seetaan ko ba pare ñi sant Mbaye ak Wade añ sa ceebu jën naan ataaya sañse ba jekk bu la neexee taal sa oto dem arène nationale bu la neexee it nga toog sa kër seetaan ko ndax yaakaar naa ni incha allah Gaston ku ne xam na ne dootu jàng làmb mën na ko ba pare mais am na beneen combat boo xamante ne Gaston dugalaale na ko ci muy spécial ba Diène Kaïré boobu du spécial grand combat la rek na wax ni Gaston dafa def ñaari grand combat wax nga dëgg daa def gala waaw galaa la li mu def du amul 2e combat amul 3e galaa la Gaston Mbengue nga def. Diène Kaïré Modou Anta Diène Kaïré ak Modou Anta daf may fàttali diggante Landing Ndiamé ak Falaye Baldé combat bu doy waar la te it nag Thiès dafa yàggam daanaan fala Boy Niang takkewan dajeeg jëli Birama Coor keroog la bàyyi bëre fala Boy Niang takkewan dajeeg Sadio Camara keroog la bàyyi bëre fala Boy Niang takkewan dajeeg Balla Gaye 1 fala Boy Niang takkewan dajeeg Mbita Ndiaye fala Boy Niang takkewan dajeeg Mohamed Ali fala Boy Niang takkewan dajeeg Robert 2 fala Boy Niang takkewan daje ak Modou Pouy fala Boy Niang takkewan daje ak ndaanaan yooyu kon Thiès ak Mbour champion bu ma sa Ndakaaru mbër mu dëkk Thiès mbaa mbër mu dëkk Mbour moo lay semmal boo ko fàttalikoo ci diggante Cheikh Mbaba Sow ak ki nga xam ni kii mooy Thérèse Ndiir tàkkusaan nga keroog kenn dootu ko fàtte. kon ñooñu la mu kon boobu combat Diène Kaïré nag dafa doon ci làmb lañ ko ngénte xam nga booy Kaïré foog yàlla fay ko ci làmb mu am doom ju dégg daal yi ndax daf cee sonn ba pare defan ci jom ak ngor tiweetoon bi muy bëree. Boy Kaïré dafa am fit mën a bëre mooy mbër mi ëpp lu mu bëri ci génération moo bëri ak ñi maaseel bëreeg ñi ko mag daan leen dikk waaj ñi ku bëre ak ay rakkam may leen seen sens ba tey yàlla may ko doom ju dégg daal yi kon combat boobu rek grand combat la boo xam ni kenn dootu ko laam-laam lee mbaa ñu di ko nattable combat bu neex ngay xaar daal ci diggante boobu dama la ne waaw 4 avril incha allah bu làmb doon sàngara ma ne naan kat yëpp danañu màndi le 4 maa la wax loolu Gaston daal jox na leen lu rëy. waaw jox na Sénégal yu rëy ak Sénégal si ak diaspora bi. combat boobu kan mooy favori. non favori rek dootuma ko wax ci làmb. waaw. maanaam kii daan sax dinaa ko xam waaye duma ko wax. kon combat Modou Lo Ama sax kii daan xam. non combat yépp la foofu laa toll ci làmb. làmb su fekkee ni tey am na ilimaan man la ñu war a wax ilimaan ji. waaw. mu neex ak mu naqari. amul benn reporter bu nekk Sénégal bu lay wax ne maa jëkk a tëgg Balla Gaye maa jëkk a tëgg Yékini fay ko $20,000 amul reporter bu lay wax ne maa jëkk a tëgg Tyson fay ko 100,000 amul ku wax